yàlla dafa dogal ñu ñëwoon ci ndigalu Serigne Mouhamadul Mounir Ndiéguène mi nga xam ne mooy xalifa famille Ndiéguène wuy si préfet département bi muy bunt bi ñuy war a mën a jaar ngir waajtaayu gàmmu famille Ndiéguène ci wàllu administration évidemment ndax day événement boo xam ne événement phare la ci famille Ndiéguène muy mawlidu nabi sallallahu alayhi wa sallam wuy si woon suñu préfet ginnaaw bi ñu demee waxtaan ak suñu sous-préfet zone nord bi nga xam ne kër maam alxaaji bi gàmmu gi am zone nord la nekk ci Thiès booy dugg ci kër da ngay jaar ci buntu ba ci wàllu administration sous-préfet bi ñun moom la ñu dëkkal à titre d'information wala ñuy wax ak moom di déeyoo ak moom dañu koy yëgal ne ko ñu ngi waajal gàmmu gi ci ndigalu xalifa bi gàmmu gi itam ren yàlla dugalaat mu ñëwaat ci période bii nga xam ne ci la ñëwoon daaw feebar bi am ci xëy na ren la xel gën a dal ndax daaw bi ñuy gàmm feebar bi amul kenn ku ci tane moroom amul kenn ku ci tane moroom diggante bi lu bari dox na fi ñii incité nit ñi ci ñu dem ñàkku ji ndax bokk na ci li nga xam ne day aar nit ñi di incité nit ñi itam ci turu Serigne Mouniru nañu des di takk masque yi di jëfandikoo gel yi ni ko docteur yi waxe ci noonu mu joxewaat ndigal ne nañ organiser waat gàmmu gi te ñu taxawaayañ taxawoon daaw ñu wax ak suñu sous-préfet jóge ci moom mu joxoñ ñu ne dem leen ci préfet bi ngeen gis ko waxtaan ak moom itam mu teg Mayoro Mbay mii nga xam ne loxoom la suñu diggante mu di ko organiser ba jotaay bii am ñu ciy sant yàlla bu baax di leen ci sant yéen ñi ñu invité yéen ñi ñu woo ci defaral ñu sunu chargé de la communication bi di Ahmed Sall bërki biig dafa ñëw ci man ma ne ko xam nga CRD yi CLD yi CDD yi bu njëkk ba bu gàmmu gi daan dëgmal suñu waajur yi dañ daan defar ay lettre di waaxu di dem di seeti autorité bi ma ne ko léegi ñoom dañ lay wutal benn opportunité pour nga wax ak ñépp ci benn jataay dañuy woo service yëpp lettre ya nga joxe woon nga toog chef de service yi toog wala ñañu yebal toog nga wax ñoom ñu dégg ñu wax la yow nga dégg ma ne ko loolu mooy njariñu jataay ku xool gàmmu juróom fukki at ci ginnaaw bi ko suñuy waajur yoree ak léegi nga xam ne am na noflaay gu ci am na yombalal gu ci am loolu nag ginnaaw yàlla mi nga xam ne moom mooy dogal autorité yi noonu la ñuy taxawee ci mbir kon duñu man lu dul remercier leen ñaanal leen yàlla xam ne li ngeen def xóot na ci xolu sëriñ bi xóot na itam ci xolu ñun ñi nga xam ne ñun la yebal ñuy ñëw ci yéen di ñaan ci yàlla bu mu nekk suñu mujj CDD ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon daaw ànd ak ñun ci liggéey bi itam te yàlla jël leen yal na leen yàlla xare àjjana ku mel ni Cheikh Ibrahim Ndiéguène amoon taxawaay bu baax waaw yal na ko yàlla xare àjjana alxaaji Mbuub ak ñi nga xam ne ñëpp ñoo faatu te nekkoon fi daaw su looloo weesoo comme ni ñu waxe woon ci njëlbéen gi xam ngeen ne lu am 137 ans du ay caaxaan te itam xew-xewu diine la xew-xewu diine amul tànk ginnaaw tànku kanam rek lay am ku ko xool ci événement yi nga xam ne ba ci aju màkka gi sax nga xam ne moo gën a kawe ci xew-xewu diine islam at mu jot autorité saoudienne yi fépp fu ñu déployé woon benn dañ fay jéem a def ñaar ndax nit ñi dañoo gën di dem màkka léegi dañuy gën a am moyen dañuy gën a bëgg dem màkka xew-xewu diine yi itam noonu la ñu mel suñu xew-xew bii boo ñëwaan kër maam alxaaji gi suñu maam dëkkoon maam alxaaji Ahmad Baru Ndiéguène gàmmu gi ci benn kër rek la woon muy këram moom suñu maam alxaaji Ahmad Baru Ndiéguène moo daan organiser gàmmu gi comme ni ma leen ko waxee ci njàlbéen gi defar ay cere invité ay taalibeem mu jigi mu bàyyi fi fukki doom yu góor bàyyi fi lu toll fukki doom ak benn ci yu jigéen ñooñu ñëpp am njaboot moom moo sanc kër maam alxaaji wutalu ko tur comme mag ñi nuñ doon def tudde Faas wala tudde Touba wala tudde Nangam dafa bàyyi rek kuy jóg di ñëw ci moom ne maa ngi dem kër maam alxaaji
loolu moo waral kër maam El Hadj mooy maam Alxaaji Ahmad Baro Ndiéguène mi nga xam ne moom bi muy ñëw ci Thiès dañuy wax ne am na juróom fukki at ak benn dëgër na ëndaale fi xam-xamam ëndaale fi mboolem lu yàlla di may nit ku baax yàlla may ko mu ëndaale ko fi jëkk fee def tamit jàkka ju ñuy julli juróom salawaatul xamsa maam Alaaji Ahmad Baro moo ko fi njëkk a defar di ko jiite def ay toolam fii kër Issa nekk su ngeen demee fii ñuy wax kër Issa daga fay fekk jigéen yu bari foofu suñuy tool la ba ñuy nekk ñun ay ndaw dañ doon dem foofu di bay bi dëkk bi doxee nag ba egg foofu ci la ko mag ñi dog def ko ay kër jox ko njaboot gi moo waral sax foofu am fa ay zone yoo xam ne jigéen yépp dañ fa bari mooy kër Issa gi Maam Alaaji Ahmad Baro bay na tàngoor boo ñëwee bay dugg Morolan fii ñuy wax ay lotissement tàngoor toolam boo xam ne gas na fa teen ma nga fa Maam Alaaji Ahmad Baro mu jóge fa doomam ji Alxaaji Ahmad Ndiéguène di bay tool ya Alxaaji Ahmad Ndiéguène dama juum tuuti moo def teen ba léegi boo demee ci combaan yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare tam dañ lay wax ne la soo fa ñëwee li ñuy dàkkantale teen bi dañ naan teenu sëñ Aman Ndiéguène bi teen baa ngi foofu ci tàngoor kon ñoom ñaar ñooñu wala boog maam Alxaaji Ahmad Baro dafa teel a ñëw Thiès boobu Thiès jànqeen lañ koy wax amul benn kilifa diine ci wàllu islam gu fi nekk mu nekk fi di góorgóorlu ci wàllu diineem nekkoon nag tiijaan fonk kurusam di def wasifaam di def lu baax kilifa diine gooy dégg ci réew mi itam ci jamono boobu su ñëwaan Thiès ci moom ngay dem ndax taalibe su ñëwee ci dëkk moroomu taalibeem lay seeti te moom taalibe la woon Maam Alaaji Ahmad Baro moomu nag moo sañcoon gàmmu gii mu jóge fi njabootam di ko perpétuer di ci bay seen waar ay doomam ba ñu jóge fa mu tàbbi ci loxo Sëriñ Mouhamadul Munir moom itam mu doylooñu ñuy ay rakkam mu jiital ñu ànd ak suñu njaboot goo xam ne fu ñu ne fii la ñoom ñu ne fii la Sëriñ Munir yi nag li muy nekk ci kër ga xelam mi ngi ci ñun ñu wax leen loolu lii ñuy doxit di ko wax da koy topp moom da koy topp bu baax su ngeen wéetee toog di waxtaan ba mu yàgg dalay laaj yoo xam ne boo préparé wul rek doo mën a tontu loolu daf ñuy encouragé su fekkee ne ñun njabootam lañ mu yónni ñu te suñu ñëwoon du ñu laaj lu ngeen wax ak lu ngeen def loolu du neex ci xol waaye lu ci nekk dina ko toppatoo monsieur le préfet su ko defee kon chef de service yi yéen ñëpp am ngeen mérite bu rëy ndax kontaan nañu yàgg nañu fekk CRD yàgg nañu fekk CRD ñun bu njëkk ba amuñu woon CLD amuñu woon CDD dañuy tëb rek dem kër gouverneur Zakaria Diaw ci moom daanaka bi mu jógee ci Thiès Ahmed Fall ñëw fi ñu dem tuuti ci la yeneeni xeetu daje yi am waxtaan ak suñu préfet sous préfet mu xelal ñu ne nañ def réunion bu ndaw ci sama bureau ñu tuddee ko CLD ci laa njëkk a dégg baat boobu ñu topp ko ci ñu gis mu yóbbu ñu fu baax boobu préfet Samb moo fi nekk mu andi ñu ci préfet Samb ñu waxtaan fii ñu gis ne yëf yi yomb na kat ñu ne waaye ndaje yii kat ndekete dafa baax ba de ñu yóbbu ñu ci gouvernance bu ñu daan toog ñeenti waxtu di réunion bañ demee gouvernance keroog alxames la wala xawma ajjuma ci ngoon réunion ba matul ñaari waxtu ndax mbooleem yi nga xam ne dafa dëgëroon ci ndaje yi jiitu moom lañ fa waxtaanee daal di tënk waxtaan wi ñaan kon ku xamul njariñu CLD CDD CRD it famille Ndiéguène ñoom xam nañ ko lépp luñ fi naal lépp luñ fi wax lépp luñ fi bëgg lépp luñ ci dogu yàlla nañ ci yàlla fekk ci barke yonent bi sëriñ bi itam daan na faral bu ñu yabalee da lay wax ne la yow nit nga yàlla mooy dogal soo demee waxal sa bëgg-bëgg su sottee nga xam ne yàlla la su sottiwul nga xam ne yàlla la xam nga kooku am na fu mu la yemloo noonu it monsieur le préfet noonu la ñuy waxee noonu la ñu gisee lu ci waay bëgg lu ci waay mébét lu ci waay xalaat pour defal ko famille Ndiéguène te yàlla dogalu ko kenn mënta fexe mu am kon yal na yàlla mottali xalaat yëpp yal na yàlla mottali xalaat yëpp
ñu ngi ndokkeel ñëpp nag di ndokkeel kilifay diine yi ci réew mi ci weeru màgg wi di taxaw di ndokkeel njabootu suñu maam Serigne Touba gi nga xam ne ñooy dëgmal ci seen màggal gi di ñaan ci jullit yépp itam ñu ñaan ci feebar bi ñaari fan ñetti fan yii ni ñuy gis yëf yi di delloo ginnaaw na ñëpp taxaw gën a ñaan ngir yàlla delloo ginnaaw feebar bi yàlla làq ko foo xam ne kenn du ko xam ci àdduna bi yàlla nañ ko yàlla defal. xam ngeen ne préparation gàmmu dafa xaw a diis soo ko booleeg nag di xeex feebar boo xam ne xamoo kañ lay ñëw xamoo kañ lay dem xamoo nu muy ñëwee loolu dafay jafe waaye ñu ngi sant yàlla mi ñu may ren ñu fekke ko yàlla bi nga xam ne moo dogali daaw feebar bi ba muy doog a ñëw ñuy waaj gàmmu gi li ma leen wax ni kenn tanewu ci woon sa morom du docteur du kenn dañ doon làmbatu rek bu ñu xëyee ñu ne takk masque baax na bu ñu xëyee ñu ne takk masque mas naa toog ci rajo ma dégg docteur buy wax ne boo demee marché wala nga dem ci dëkk ba ñëw dangaa war a jël sa yére bi nga weer ko ba mu tàng ci naaj bi nga solaat ko ñu toogaat tuuti ma déggaat keneen ne kooku li mu wax du noonu ñu ne kenn mënul foo demee marché ñëw sumi sa yére weer ko ñu ne dee raxasu daal di takk masque yi ñu dem ba ci yàgg ñu ne kii bi am na piqûre bi nu ñëpp pikiru loolu itam ñu ngi ci ñaax ñëpp ñu pikiru loolu waral même suñu CDD suñu daje bi ñuy demander docteur yi piqûre bi mooy vaccin bi nañ ko indi ci suñu centre de santé bi ci quantité boo xam ne dina baax ba suñu mbokk yi ku ñëw bëgg a pikiru ñu pikiir la loolu tam ñu ngi leen koy dagaan incha allah daañ ci gën def sensibilisation ci biir quartier ba ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp service de sécurité bi li ngeen wax dal na suñu xel suñu sañoon kuy ñëw indi fi jàmm kuy dem yóbbaale jàmm Serigne Mouniru ak famille Ndiéguène loolu la ñu woote jàmm la ñu woote buñ sañoon ku ñëw dara du la fa dal booy dellu itam nga bàyyi ñu ci jàmm ak ci koñ bi di ñaax itam waa kër maam alxaaji gi nga xam ne fa la xew-xew bi am ci ñu yaatal mbooleem koo xam ne gan la xëy na lii opportunité la occasion pour ñu wax ko moo waral ñu koy wax fii ci média bi fii kër maam alxaaji ga nga xam ne fa la gàmmu gi am population yi dëkkandoo yi am di jàmm yi famille bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaax ci ñu gën a dalal gan ñi ñu gën a nettoyer quartier ba defar bu baax yal na yàlla yóbbu ñu ci jàmm ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam contact yi ngeen am mooy comité d'organisation bi incha allahu kenn ku ngeen jot ci ñii kenn ku ci nekk ka nga seqal boo waxee ak moom man mii di président bi xam naa ne moom di nga am satisfaction ci la ngay wut si yal nañu yàlla may ñu fekke ko ak jàmm bi ci des nag mooy tàllal loxo monsieur le gouverneur di ko déglu waaw di ko déglu waaw su teelee itam moo gën waaw ñu daje bokk toog fas la ñuy fas daal di jublu ci liggéey bi yal na ko yàlla dëgëral moom tam ministre de l'intérieur yónnee nañ ko lettre démb xamal ko gàmm gi ñoom xam nañ ko bu baax ak président de la république moom itam lettre am dem na fan yële passé sëriñ bi ne nañ ko jox mu jiitu yal na yàlla dëgëral leen yàlla dëgëral ñu sécurité bi yëpp yal na yàlla dëgëral leen dama cee am contentement bu baax a baax ci cawarte gi ñu wone tey commencé ko d'abord ci teel a ñëw ensuite bi wax jotee jël engagement jot ñu wax jël engagement ba bare boole ci vraiment xol bu nangu parce que nit mën nay def mbir def ko rek parce que dafa jàpp ni devoir la te xol ba nanguwul mais la ngay def wala nga di digée ni di nga ko def te na nga koy waxe déjà ñu gis ci ak parlu loolu dafay dal xel loolu yépp nag su ma ko boolee mooy tey jii jàpp naa ne am nañ réunion bu mucc ayib li muy gudd nag lépp ak li intervention yi di bari yépp comme ni ma koy faral di waxee mën nañ ko naal ci ñeenti naal bu njëkk bi te ñu bëgg mu doon bi njëkk ndax li fi ne di mbas mi mooy lépp lu jëm ci wàllum cet ci wàllum sell baye boo ma ni ci wàllum setal itam
ndax baat bi feeñ na fi sànq loolu moo tax bokk na ci liñ njëkk a waxtaane lu jëm ci wàllum santé buñ ko seetloo médecin chef de district lañ njëkk a interpellé pour jottali ko bëgg-bëgg yi nga xam ni moo nekk bëgg-bëggu sëñ bi bëgg-bëggu comité d'organisation bi je pense que loolu duma ci dellu si waat ndax bu ma ko defee xañ na damay defaat beneen réunion li jëm ci wàllu cet gi également adressé nañ ci lu mel ni hygiène parce que wér-gu-yaram mënuñu koo wax te àndul ak hygiène santé publique hygiène publique moo ko war a jiitu waaye mënuñu wax hygiène te waxuñu salubrité également loolu moo tax ci premier naal bi nga xam ni jukki nañ ko tey ñu boole lu jëm ci wàllum wér-gu-yaram ak ci wàllum fagaru maanaam jëm ci wàllum hygiène également ak ci wàllum set ak setal ñaareelu naal bi bu mbir amee te am dayo lool war a am fu muy amee te bu amee fenn fu ne nit jóge fa di ñëw war nañoo mën a yéwénal dugg bi ak génn bi war nañoo mën a yéwénal mobilité bi loolu moo tax ñaareelu naal bi ñu tudde ko accessibilité ak mobilité naal booboot ban ca tollee interpellé nañ ku mel ni Ageroute bu ko defee yoon yi ruq yeeg ruqaan yi luñ fi mën a noddanti luñ fi mën a jalaat luñ ci mën a jubbanti ba oto man cee jaar nit man cee dox ci kaw sécurité pour mu taxaw ci looloot toftal nañ ci moom ku mel ni UCG nga xam ni daanaka moom it taxawaayam dafa xaw a ndar képp parce que kenn ku nekk lay àndal ci ñoom moom it taxawaay boobu mu am ko lépp loo xam ne nii dafay jar ñu génne ko ci mbedd yi génne ko ci kër yi yóbbu ko ci décharge yi ñu mën ko def ba lépp mën a ñoŋ waaye fu ay nit di daje également war naa am kaaraange ndax kaaraange bu amul jàpp naa ni amul lenn lu mën a am kaaraange bu amul ay jàng du am kaaraange bu amul liggéey mënta am kaaraange bu amul noppalu sax mënta am ndax doo ko tal looloot déglu nañ ci muy police muy sapeur pompier également ñoom it duñu gan ci bis bi wone nañ taxawaay bi nga xam ni moom lañ ci bëgg a taxaw te mas koo taxawe nag depuis ñu boole leen ci ba tey jile njënd mbeek njaay mi ak yenn yéwénal yi également wax nañ ko je pense que foofu douane aussi dalal na suñu xel service du commerce ñëwu fi mais incha allah dinañ ko jottali càkkutéef yi nga xam ni nangoo neen ko ci yéen bu ko defee moom it mu taxaw fi taxawaay ba mu daan taxaw te jàpp naa ni également li ko raw fii dina ko mën a dabu bu ñu àggee ci kanamu gouverneur looloot yóbbaale na yeneen service yi nga xam ne tudduma leen ndax bu ma nee sécurité daanaka Senelec ñëw na ndax bu mbir mi leeree faaleen yu bari wala gembe yu bari lañ bëggoon a def ci lëndëm xañ na leer bi dina leen décourager ba duñ ko ñime yóbbaale na lu mel ni élevage yooyu aussi day dugg ci sécurité mais dugg également ci hygiène ñoom ñëpp en tout cas yóbbaale nañ leen mu desaat beneen takk également moom la ñu tuddee communication di couverture médiatique parce que man gàmmu dama ko jàppe comme université boo xam ne nii dafa am amphithéâtre boo xam ne nii jéggi na dayo ci envergure ñu war fa di fàttali ay valeur war fa di fàttali ay principe
war fa di fàttali li nga xam ni mooy tax nit nite ba lépp loo xam ne nii dénk nañ ko mu man ko téye ci anam yu mucc ayib. dafa nekk béréb yoo xam ne nii yàlla mooy sàkk nit mooy bind ba pare waaye éducation mooy nekk maska bi te jàpp naa ni ci turbine yu mel noonu la ñuy indee maska yi maanaam di fàttali nit ñi ñooy ñan lan mooy seen wareef lu ñu war a def ak lu ñu warta def lu ñu war a def ak loo xam ni wan ko jombale seen bopp. turbine yu mel noonu nag occasion yu mel noonu buñ ca tollee dañoo war a mobiliser tous les moyens nécessaires pour rendre visible rendre audible rendre intelligible li nga xam ni moom lañ fay wax wala ñu ko fay def. moo tax communication toujours moom la ñuy mujje waaye mujje ko wonewul ni daf caa gën a tuuti cër au contraire dafa mel ni moo ci ëpp lépp cër ndax lépp looy def ci lu baax dafay baax évidemment pour nga fésal ko. en tout cas bugguma xuusaat point par point parce que boo moytul donc fi la ñuy yendu mais li ci ëppoon solo rek mooy niñ ko jottalee leer na leer gu mu leer tax na mu dugg ci nopp yu mën a dégg ci vraiment ay oreilles solidaires attentives te jàpp naa ni ñii ma dégg incha allah nañ ko daan defee rek bu ñu yokkul ren du ñu wàññi. alors vraiment ma koy rafetlu gannaaw nag ba ma gërëmee monsieur le sous-préfet aussi moom gis naa taxawaayam dëgg yàlla ci kanamu population bi ndax dinaa am écho yu bari wax dëgg yàlla yow may jottali taxawaay bu rafet bi nga xam ni mi ngi koy taxaw ci kanamu askan bi te loolu mooy cëram. en tout cas daal li nga xam ni mën nañ ko jàpp ñu jàpp ni gàmmu gi dina nekk ci période mbas xañ na nag ci kaw ñaanu jëmm yu baax yii fi ne gis nañ ni épidémie bi pandémie bi mi ngi wàññeeku dañuy ñaan yàlla mu gën a wàññeeku ba jeex fi tàkk ba balaa ñuy àgg le 18 octobre mu fekk wax dëgg yàlla mu nekk luy raaf carrément. waaye nag ñun dañuy nekk ci benn perspective pessimiste rek jël suñuy matuwaay balaa mbetteel di am moo tax may rafetlu ni ñu insister ci lépp lu jëm ci wàllum masque ci wàllum gel ci wàllum dispositif kit d'hygiène loo xam ne nii wax dëgg yàlla dina bokk ci liy ñoŋal alors nekkinu pèlerin yi ci fan yi nga xam ni moom la gàmmu gi di am. donc vraiment ma leen di gërëm. di leen di sant di rafetlu taxawaay bi di wax ni nag lépp loo xam ne nii def nañ ko fi te mu ànd ak yéene ñun administration ñu jàpp ni daf ñoo war ndax kii ñu ko séqal muy Serigne Mounirou Ndiéguène dafa nekk koo xam ne nii vraiment cofuñu daf ñoo téye ba pare yërëmuñu daanaka mën naa koo waxee noonu. parce que moom bëggul di ñu teg dara loo xam ne ni jàpp na ni sax dina diis ci ñun te lu bëree bëri daf ñuy woo di wax ak ñun lépp loo xam ne nii mi ngi koy def balaa mu koy def dina bëgg attaché wu vraiment l'avis des uns et des autres te loolu nag mooy njiit parce que am na yu bëri yoo xam mënoon na ko def ñu yëg ni def na ko on constate mais daf ciy waxtaan ak ñun te loolu wax dëgg yàlla lum ñu ji la ba tax na daal ñun ñi nga xam ni alors daf ñoo interpellé soxla nu ci soxla boo xam ni nag du soxlay boppam soxlay askan bi yëpp la ndax ci biir soxla boobu ñun suñu faj aado mi ngi ci je pense que donc loolu war nañu gën a motiver pour que effectivement li nga xam ni moo nekk suñu sas ci suñuy secteur respectif en tout cas ñu mën ci taxaw ci anam ni mu gën a mucce ayib